13h ci télévision Futurs Médias mbokk yi salaamaaleykum daleen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi ñu jéggalu bu baax baax ci ñetti simili yi nga xam ne nag daal nañ koy ñàkk ci waxtu wi li ci gën a fës bokk na ci génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di Moustapha Yacine Gueye doonoon ku am solo ci li nga xam ne nag moom moo di Hizbut Tarqiyyah ci aw jëfam doon itam jàmbaar ci li nga xam ne moom moo di yoonu ko Cheikh Ahmad Bamba Khadimul Rasoul ni ki tey jii itam daañ ko jébbal boromam ginnaaw jullik tàkkusaan ca diwaan bu Touba daañu waxtaanee langue ko politique bi fii ci réew bu Sénégal ci doxalinu ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ci jamono yi nga xam ne nag mi ngi amal campagne yi daal di rek dindi micro RTS ni ngeen koy gisee noonu ki nga xam ne nag moom moo di Racine Talla daal day ñaawlu jëf juni mel tey xam ne rek ne RTS du des ginnaaw benn yoon ci dogal wi nga xam ne war nañ koo jël naka noonu itam CNRA mi ngi koy wollu ci wàll wi bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu RTS daañu waxtaanee leneen mu ñeel njàng mi ak njàngale mi ca diwaan bu Ndar Géej rawatina université Gaston Berger Bafa foofee nag jàppale ne étudiants yi nag daal nañuy caxatee yéen ci ay restaurant yoo xamante ni ñoo nga fa nekk ginnaaw itam aw dogal woo xamante ni mu nga jógee ci ña nga xam ne ay cëslaay lañ ca boobule université askan wa fa nekk wala bokk étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk la ñuy sàkku ñu daal di ubbi li nga xam ne moom moo di restaurant yi ginnaaw itam aw jàmmaarloo woo xamante ni nemmeeku nañu ko ca diwaan bu Ndar Géej mbokk yi tënk yàngook léegi ma dikk ñu faram fàccee. Moustapha Yacine Gueye moom moo fi bàyyeekoo doonoon jàmbaar ci li nga xam ne nag moom moo di daahira bu Hizbut Tarqiyyah doon ci di tam koo xamante ni ku ñëpp ràññee lañ woon rawatina nag ci yoonu li nga xam ne nag moom moo di murit ci ay jëfam ak itam foo xamante ni daal dina fay taxawale yoonu murit ni ki tey ji itam daañ ko jébbal boroomam ginnaaw bu ñu jullee tàkkusaan ba nuppi fa nga xam ne moom moo di ca Touba jàppale ni ki démb yemoo ko fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet la fi bàyyeekoo ñuy ñaan suñu borom daal di koy atte ci li nga xam ne nag moom moo di yërmandeem di ko jaal njabootam rawatina ñi nga xam ne itam ñoom ñoo nekk ci yoonu murit ñu wéyal xibaar yi. mbokk yi wax itam ci leneen mu ñeel langue ko politique bi fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne ñu ngi ci juróom-ñetteel bi fan mu ñeel campagne électorale bi nga xam ne nag moo ñu fas yéene yóbbu ci élection législative yi nga xam ne fanweeri fan ak benn ci weeru juillet wi ñu nekk lañu ko nam amal xam ngeen ne moom Ousmane Sonko bi muy amal campagne am jëf ji nga xam ne daal na koy amal mu ñeel rocc ci ki nga xam ne moom moo di micro RTS lu ni mel itam doon loo xamante ni ñi koy ñaawlu ci askan wi bari na rawatina Racine Talla wi nga xam ne moom mooy directeur général bu RTS la muy sàkku itam dogal boo xamante ni war na ci wàll wi ñu daal di ko ciy jël ba mu mat sëkk ñu teewlu ay kàddu Racine Talla. ñuy door waxtaan bi dama bëgg micro bi ñu génneel ma ko. di wax gis ngeen Ousmane Sonko tey et ça je le dis fii moom bokkul ci liste yi bokkaanul ci liste yi def di ñëw parasité tête de liste pour mën a feeñ ci télé ñun micro RTS tête de liste bi lañ ko jox suy profité nag comme moom mu ngi fay jël parole jël micro RTS ne seppil ma lii xam nga kooku buzz lay wut ak communication di wax nag RTS institution publique dañ ko war a jox respect bu mat sëkk ay doomu Sénégal ñoo koy liggéey Sénégal moo leen tax a jóg bu ay guignol ñoo leen tax a jóg donc il faut que mu am un respect à ces gens-là et la RTS aussi sait prendre ses responsabilités. langue ko politique bi ba tey mbokk yi jàppale ne nag lépp lu ñeel tibbal tey tànk diggante Abdoulaye Daouda Diallo ak itam Cheikh Oumar Anne lu ni mel daal nañ koy suul jàll ca leneen ñoom ñaar ñooñee nag fas yéene joxante yoxo wóyal li nga xam ne nag moom moo di liggéey bi ci langue ko politique bi ginnaaw itam campagne bi nga xam ne nag ñu ngi ko doon amal ca diwaan bu Matam ak la ko wër mu mel ni Cheikh Oumar Anne dañuy teewlu ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. Je voudrais faire une déclaration solennelle. Abdoulaye Daouda département de Podor mu ngi nii xale yi jigéen ñi mag ñi ñoom ñëpp ñu ngi nii seen yaakaar ñu ko teg sa loxo ñu ngi lay ñaanal yàlla nga gañe bu musul am ci Sénégal le 31 juillet
maa ngi leen di yot jéttali yéen waa Dioum yéen waa département de Podor yéen waa Sénégal kenn dootul dégg ci Sénégal que man ma Abdoulaye Daouda am na lu ñu boole ci àdduna dootu leen ko dégg li may wax ci xolam laa ko tibbee ci xalaatam laa ko tibbee. li nga xam ne itam réew bu Sénégal daal na koy wane ci jamono yi nga xam ne nag ñu ngi amal campagne électorale bi juróom-ñetteel bi fan bés ni ki tey mu mel ni itam lay jàmmaarloo wala bokk la nga xam ne itam askan wi bokk na ci loo xamante ni dañ koy nemmeeku ci campagne wi lu néew la bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu yoon fii ci réew bu Sénégal mu mel ni itam réew bu Sénégal jot naa joxeeti li nga xam ne nag moom moo di exemple ci àdduna wërngël këpp ginnaaw itam Matam wa nga xam ne yëkkati nañ fa yooyu le kàddu Ali Bandel ñoo moom moo taataan ay kàddu jëru ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu yoon ci même réew. de campagne bu yëngu woon lool mu amoon fitna ju bëri ak ay kàddu yu rëy ministre bi yore wàllu yoon ci biir réew mi mu ngi indi xalaatam ci bés yu njëkk mu ñeel campagne électorale bi maître Malick Sall di rafetlu lool niveau débat bi waaye itam sens de responsabilité ñi séq langue politique bi. étranger lañu mais ñu ngi Sénégal chaque fois dañu élection bu amee le lendemain. dañuy may wax ne mais yéen vraiment seen dëkk bi dafa xaw doy waar parce que ku participer ci élection yi dafay def ne effectivement dëkk bi dana tax dana brûler mais élection yi bu paree le lendemain mais kenn du jàppal kenn dara loolu nag signe de maturité la def naa ne que effectivement sénégalais yi kenn mënut leen nax léegi yéen gis kenn mënu leen nax xam nañu fu seen intérêt nekk ñii ñi commencé doon jéem nax mais léegi comprendre nañu que effectivement parce que ku gis président Macky Sall lu mu def nga comprendre que kii mu ngi lay liggéeyal mu ngi liggéey Sénégal moo tax def naa ne incha allah en tout cas pour le début pour le moment am naa yaakaar def naa ne incha allah comme élection yi campagne bi dina def dérouler dans la paix te yaakaar na ne effectivement ci lu ma gis au soir du 31 juillet ku gagné koo xam ne yàlla ma la may ndam da nga mën a fêter dans la modestie koo xam ne effectivement da nga perte mën nga ñëw ni peut-être que prochaine fois yàlla dina la jox ndam. gannaaw gi mu bokkee ci ñi gën a fës ci teeru bi ñu doon jagleel Aminata Touré doon tête de liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar ca Ciloñ ca Matam ca Ogo ak ca Kanel maître Malick Sall ak i gàngooram ñu ngi tàmbalee tournée de mobilisation ci biir dëkk yi nekk ci zone Ngenaar lépp rek ngir woo askan wi ñu ci gën a bëri génn dem wote ji ngir ab majorité coalition présidentielle bi. jërëjëf Ali Bandel ginnaaw itam langue politique bi fii ci réew bu Sénégal ñu soobu ci leneen mu ñeel njàng mi ak njàngale mi ñu dem ca diwaan bu Ndar Géej foofee nag université Gaston Berger ba fa jàppale na nag étudiants yi jàmmaarloo woo xamante ni daal nañ koy nemmeeku ginnaaw itam aw dogal woo xamante ni ñi nga xam ne nag ñoom ñoo séq wàllu administration bi daal dinañ koy jël yu bëri ci ay restaurant yi itam daal dinañ koy caxatee ñu dem ca diwaan bu Ndar Géej fekk fa suñu ndaw Ousseynou Diop Abib Seck ci reportage ñu teewlu. étudiant université Gaston Berger bu Ndar démb dañu mer ba futtu daal di jàkkaarloo ñi nga xamante ni ñooy way takkadeer yi ba ñu baaree route nationale numéro 2 bi ñu jàmmaarloo itam ak ñi nga xamante ni ñooy way takkadeer yi lu toll ci ay waxtu yu bare dañu mujj nag amal seen assemblée générale ginnaaw assemblée générale ba nag étudiants yi ñenn ci ñoom dañu mer ba futtu dem daal di song yenn ci ay restaurant yoo xamante ni ñu ngi ci université ba te restaurant yooyu directeur bu COUS bi moo daal di jël ndogal ni da koy daal di tëj ñoom étudiants yi nag loolee la nit du ci dal li lépp li ko waral mooy am ay kilifa yu amul benn njariñ nan la ñu mën a xalaat ni dañuy tëj université bi jamono joo xamante ni étudiants yi ñu képp ñu ngi amal seen examen fan la ñuy lekkee loolu moo waral sunu ñaxtu ñu mer nag jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi ci seen i kàddu jamono jile université bi yu bari ci ay étudiants ñu nga fa moo tax ñoom ñu ni assemblée université bi dafa jëloon dogal ay fan a ngi ni lay ni day tëj université bi te li lay def ci bëgg a prox ndolloo ngir nag jël lépp daat koy xëpp seen i kaw 3 juin bi ñu génn tëj université bi loolu antuwul tey ñu bëgg tëjaat université bi lépp nag politique dong moo ko lal ndaxte ñoom li ñu bëgg jamono jile mooy ñu ni étudiants yi ñoo indi jafe-jafe bi ba ñuy tëj université bi te loolee ñun duñ ko nangu ndaxte jamono ji am na ñuy def examen at bi ba mu tàmbaleeg léegi mënuñu toog benn weer boo xamante ni université bu Ndar duñ fa dégg ay coow wala ay jàmmaarloo yu metti bu fekkoon ni dañ doon jàpp ni université bërëb la boo xamante ni sàkku xam-xam la jamono jii gis nañ ni bërëb la boo xamante ni bërëb bu xeexukaay la.
Cheikh Anta ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi sëgg ci épreuve yi ngir dem ca boobule barab bokk na ci élèves yi nga xam ne nag ci la jamono ñoom ñooy amal baccalauréat xam ngeen ne lépp lu ñeel wàllu correction yi nag professeurs yi ñu ngi koy amal ci anam bu mucc ayib waaye itam épreuve bu mat bi nga xam ne itam élèves yi jot nañ koo def ba noppi bokk na ci liñ ne rek moom moo gën a saf ci épreuve yi nga xam ne moom lañ leen joxagum mu ñeel premier tour bi ñu rek dem ci lycée bu Wakaam suñu ay ndaw itam Mariam Ndiaye Modou Diop ñoo fa doxantu woon ngir amal aw reportage ñu seetaan. ñu ngi ci ñetteeli fani examen baccalauréat yi fii ci lycée Wakaam correction yi tàmbali na donte examen bi jeexagul. Actuellement xale yi ñoo ngi def d'abord en série L2 ñoo ngi def li ñuy woowee LV1 c'est-à-dire anglais ak portugais et allemand d'accord voilà maintenant waa S2 instant bi ñoo ngi def SVT voilà comme matière. xale yi ñoo ngi xaarandi résultat yi waaye ñu ci bëri jàpp nañ ni épreuve yi yombutoon surtout mat bi. xawoon na metti parce que joxuñu woon li ñu yaakaaroon ak amoon na benn exercice bu ñu xawoon jaaxal tuuti. gone gi nag mi ngi bokk ci lim bu néew bi def série scientifique jàpp na ne xëj na métitaayu série bi moo tax ndongo yu bari di ko moytu. parce que li ma bëgg a def c'est en rapport ak série boobu noonu moo tax ma dugg ci mais yombul nag de moo tax xam naa nit ñi di ko daw mais yàlla baax na. d'accord merci. examen baccalauréat ren ñi ngi waaj a jeex ndongo yi ñu fekk fii ci lycée Wakaam ñoo ngi yaakaar ni résultat yi dina baax ba ñu mën a dem ci yeneeni jéego. résultat yi bu génnee yàlla na yàlla def jàmm Mariam ñu wutali beneen ab diwaan wax itam ci jëye joo xamante ni am na fa diwaan bu jaxaaw ca Thiès jàppale ni aw ndaw loo xamante ni am na ci lu tollook 20 at moom moo tàbbi ci aw teen ci loola itam daal nay ñàkk bakkanam donte ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di sapeur pompier yi daal nañu def seen kéem kattan ngir rek daal di koy sowe moom capitaine Khoudia Ibrahima Mar la ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Anta Diop ak Sélatir. élément daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo diwaan bu Thiès ak lu ko wër ci ndaw li nga xam ne nag moom moo am ci lu toll ci 20 at nga xam ne nag daal nay génn àddina du ñàkk laataa ñu yëkkati jotaay bi wala bokk si ñeneen jotaayu xibaar daañ leen baaxee bile xibaar ñu wax itam ci leneen ginnaaw itam bi ñu ko daloo mu mel ni itam li nga xam ne sóob nañu ko ci ay koppar daal nay bari mu ñeel aéroport Ousmane Masseck Ndiaye ba nga xam ne nag moom moo nekk ca diwaan bu Ndar Géej waaye lu ni mel itam jur na coow lu rëy ci diggante ñi nga xam ne nag ñoom ñoo féete ci kujje gi ndax itam la ñu xam ne mu ni lañ ca waroon def du li nii ñu teewlu ki nga xam ne nag moom moo yor kàddu gi ci micro Lamine Ba ak Lamine Mandiang. aéroport bi 23 milliards la képp ku ne 30 milliards la day wax waxu kasaw. la durée de vie d'un ouvrage d'art bu am entre 50 et 200 ans loolu dafa am solo donc à part cela dañu rappeler ne ces modulaires là dañoo am toute la technologie nécessaire. am isolation thermique bu baax am isolation phonique bu baax ba pare habitacle bi à tout moment dañu am température ambiante de 21 degrés donc nen bay caaxaan nen bay manipulation te damay rappeler ne aéroport du uniquement l'aérogare déedéet à part aérogare bi am na hangar SLI pour les véhicules de lutte contre les incendies am na piste bi piste bu nga xam ne wax dëgg yàlla bu mucc ayib la ñu ngi ko defar ñu sukkandeku ci li ñuy wax l'avion de référence muy Boeing 737-300 nga xam ne am neen portance bu baax longueur bi 2450 mètres la largeur bi di 45 mètres ñoom ay accotement de 7 mètres 50 de part et d'autre bande de piste bi ñu dégager ko bu baax mais à part la piste am na taxiway bi am na le parking avion am na lu ñuy wax les équipements d'aide à la navigation aérienne ne newul ne rek day ñëw génne benn photo ne voilà aéroport bi lii mooy nangam milliard c'est pas ça aéroport c'est un ensemble nen bay caaxaan. ñu bàyyi caaxaan kàddu yi di mel nag moom Souleymane Ndiaye moom moo ko yëkkati xam ngeen ne moom mooy directeur des infrastructures aéroportières ay kàddu yoo xamante ni daal dina koy baaxee askan wi mu ñeeli firnde ci li nga xam ne moom la ñu amal ci aéroport Ousmane Masseck Ndiaye diwaan bu Ndar Géej ñu wutali beneen ab diwaan wax itam ci jafe-jafe yi nga xam ne nag ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu mbay ñu ngi koy amal ci la jamono mu di nag taw wi nga xam ne itam la ñu ko nemmeeku ci at mi maanaam ci nawet gi bariwul lu ni mel daal di ëlëm seen ab xel
ci les jamono ginnaaw itam bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général yu paysan bu bassin arachidier Cheikh Tidiane Cissé lay wuyoo ñu teewlu ay kàddu yi nga xam ne daal na koy dénk suñu ay ndaw. mu ngi jóg tolloon nañ benn période bu nga xam ne vraiment difficile woon na parce que amoon nañ inquiétude amoon nañ benn inquiétude maanaam benn jaaxle parce que yàlla ji dafa toogoon lu yàgg tawul ba amoon na gàncax gu nga xam ne sax commencé woon na sëngéem mais fi mu nekk nii ñaari fan ci gannaaw taw na fi ba am 14.1 bu nga xam ne moo xaw a dellu si at gàncax gi ni donc ñu ngi yaakaar ne peut-être d'ici quelque temps taw bi dina gën a ñëw parce que ñu ngi wax ne leen di météo nee na dina ñëw mais problème bi gën a métti mooy problème mu engrais bi parce que comme ni ñu ko xamee engrais bi cher na cher bu nga xam ne wax dëgg yàlla dafa métti ñun fii si commune Nganda ñu ngi recevoir plus de 419 tonnes et que par contre lu ñuy jot si engrais dafa tuuti léegi nag problème bi mooy engrais mboq bi dafa cher donc ñu ngi ñaan vraiment état mu jàppale ñu ba nga xam ne dana mën a lijjanti problème boobu pour dégg nga maam mu yokk ñu dégg nga maam quota en urée et en triple 15 su dul loolu rek lu ñu doon wax consommation locale dana nekk difficulté parce que céréale bi. aywa mbokk yi ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram jàppaleen ne nag xibaar wi lee dina daal di neex ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca diwaan bu Tivaouane jàppaleen ne nag stade municipal bi nag daañ fa def aw gazon synthétique dina am terrain basket ak itam handball ak itam yeneen jumtuwaay yoo xamante ni ndaw ya fa ne daañ ci mën a tàggat seen ak yaram liggéey bi dina door ñaar fukki fan ci weeru juillet wi nga xam ne moom la ñu nekk ginnaaw itam bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di jiit bu bokk moomeel bu Tivaouane moom Demba Diop si ginnaaw aw réunion itam boo xamante ni amaloon na ko ak ndaw yi ni ngeen koy gisee noonu ci écran bi ñu teewlu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Seylatir. maire Tivaouane dajale woon nag kuréel yëngu ci wàllu tàggat yaram président ASC yi président club yi football basket ak handball ñoom ñëpp ci salle bu mag bi ci mairie bu Tivaouane doon waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ne ndaw ñi am nañu ko ci fu ñuy tàggate seen yaram rawatina stade bi nga xamante ne ndaw ñi nee nañ dafa màgget te dañoo bëgg ñu defal leen ci gazon synthétique ginnaaw bi leen Diop si dégloo mu bëral ne ay bés bii di ñëw la ñuy door liggéey bi te Tivaouane stade bi dafay am gazon synthétique. moo tax rek ma bëgg ngeen xam ni que lii nga xam ne moom la ñu décidé pour def ko dinañ ko def entrepreneur baa ngi nii semaine prochaine mu commencé c'est-à-dire amuñu fi nekk di wër-wërloo wax naa ak yéen xam naa lan ngeen bëgg dafa fekk si ne man loolu laa bëggoon dama ko doon teg rek ci yoon parce que nit ki mënoo ko liggéeyal te waxloo ko moom mais incha allah bu soobee entrepreneur baa ngi tax sama kanam semaine prochaine ñu commencé. ku am xaalis bëgg a fubal dama wuti feneen foo loué c'est clair dégg ngeen ko d'accord nañ ci ñun ñëpp. defar gazon bi ak li ñuy def pour fournir gazon bi yeneen terrain yi nga xam ne moom lañ ci yokk terrain annexe yi ñu ci bëgg a def ak tribune bi ñu bëgg a yokk ak li ñu bëgg a def loolu moo tax ma ne ko na defar 3D bi tey nag dañuy kontaan si li ngeen ñëw di leen remercier aussi. ki yor kàdduk ndaw ñi nag rafetlu lool wax ji te di xaar nag liggéey bi mu door waaye nag nee na lii de Tivaouane soxla woon nañu ko. comme ni ñu ko waxee léegi par rapport au nawetaan ñun dañu nii nawetaan yi defar stade bi moom moo ñu ko gënal parce que loolu mooy li immédiat mooy li taxaw parce que gazon bi mu nga tëdd te bu ñu ko fa bàyyi mu yàqu te ñëpp xam nañu footballu département bi li ko freiné mooy ñàkk infrastructure bu baax parce que mënoo di football ci suuf dem di compétir ci gazon. moo tax suñu équipe yëpp wàcc nañ boo koy xool donc nag kon gazon bi dafa nekk moom facteur boo xamante ni dafa war a relever le sport. entrepreneur yi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu liggéey yi demoon nañ ci stade bi doon xool nee na lépp yemb na te liggéey bi nee nañ daañu ko def ci ñetti weer. Cheikh Anta jërëjëf ñu ne tam lépp yemb ndax ngi rek ñu daal di yëkkati jotaay bi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média 19h30 itam dinaa fi teew jukki leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc 20h itam di ngeen amee noonu xibaar yi ci kàllaamay français lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme TFM jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.